bon, mais Gaston nous fait savoir que Macky Sall est un homme bon, un homme généreux, qui aime le Sénégal, qui a envie de travailler, surtout avec des gens compétents. may jàngat Sénégal depuis 2-3 ans ci ginnaaw nii yu bari yoo xam ne dafay xew ba léegi may poser ay questions mais mënuma am réponse bi. li ma gis mooy dafa am koo xam ne dafa tudd Idrissa Seck. amul lu mu yàqul président Macky Sall nee na xamul dara nee na xalaatam jam ñaajo kese la yam nee na alal mi sax Macky Sall tekkul dara da ko xeeb. yàlla def ni Macky Sall jël tey Idrissa Seck teg ko ci wetam. Idrissa Seck nangu li mu waxoon yëpp nee na moom li mu waxoon yëpp ni du mës a nekk ci wetu Macky Sall kenn du ko nommé bu ñu koy nommé peuple sénégalais moo koy nommé Idrissa Seck tey ji ñëw nekk ci wetu Macky Sall ñu laaj ko mu koy wax muy tontu honteusement ne ko yow li nga waxoon démb fan nga ko teg mu koy wax ci honteusement parce que mi ngi doon ree sax di kekkantoo ne damaa ne fas yéene wu ma ko woon. su ma sañoon nag. dégg ma yeggal par kenn dama may tontu par kenn. du ma waaw damay wax rek waaw pour gars yi xam. léegi ci gàttal sax parce que ñii dañuy wax ñeneen ñi il faut ñu wax léegi Macky Sall jël Idrissa Seck jubóog moom ñu ne bi muy jubóog moom ba mu koy jox conseil économique social et environnemental ça faisait fukki weer ak juróom que mi ngi négocier même bi ñuy wax sa waxu chef de l'opposition ndekete moom mi ngi négocier ak Macky Sall depuis fukki weer ak juróom pour ñu xool nan la ñu mënee tënkee téye réew bi ñoom entre ñoom parce que xalaat nañu ñoom rek ñoom ñoo am xam-xam te ñoom ñoo ko war a def ñeneen ñi amuñu importance malgré li ñuy waxante woon yépp surtout kenn ki ko doon tam dëm léegi waaw si loolu la ko doon def parce que lu nekk yàq na ko léegi rek non après nga yeggali rek léegi parce que damay arrêté mais à la limite sax mun na ne ok tàmm na ma lu nekk waaye xam naa ne am na ay compétences xaaral ma jël ko waaye deful loolu li mu def mooy ki nga xam ne moom bi ñu ko daan xas di ko yàq naka su dul noonu kooku moo ko doon défendre moom président Macky Sall kooku la yow suba teel ne ko yow dama bëgg li ma la dénkoon comme ni Ablaye Wade defoon Mbaye Jacques Diop feu Mbaye Jacques Diop dama bëgg li ma la joxoon nga delloo ma ko parce que bëggatuma nga nekk fa ndax dama jël yeneen décision moom mooy maanaam ki nga xam ne moo ma doon xas te yow nga ma si doon jàppale di ma xeexal kooku laa jël place bi jox ko amaanaam mu toroxal ko mu jël ko teg Idrissa Seck foofu quelqu'un comme Amadou Ba amul fu mu jaar ak moom PSE bi lu bari moo ko négocier ak moom ak yeneen détails yoo xam ne xëy na du day gudd torop pour ñu wax ko fii. mais gis nañu li mu def doon pratiquement après Abdoulaye Diop le plus ministre des finances bu gën a yàgg ci poste boobu à part Abdoulaye Diop bi nekkoon ak Abdoulaye Wade 9 ans Amadou Ba presque def na plus de 6 ans ak Macky Sall mu jël ko sànni ko Makhtar Cissé mu jël ko. fekk mu nekk directeur douane mu pare mu ne ko non fii la Ablaye Wade tegoon non kii na mérité nga plus que ça xaaral ma jël la yóbbu la biir palais def ko directeur de cabinet mu pare mu jëlee ko directeur de cabinet ne ko non Sénégal dafa am problème mu électricité xaaral ma jël la yóbbu la nga relever ma régler ma le problème de l'électricité au Sénégal mu dem dellu siwaat génne ko foofu ne ko gàcce ngaalaama jaxaw lakk léegi foofu sax doyatul léegi dama lay def ministère de l'énergie et du pétrole coow gi bari mu yeewu suba teel aussi toroxal ko dàq ko léegi on comprend demal directement ci question parce que on comprend léegi man li ma bëgg a xam waaw ci yooyu yëpp ak yeneen détails yoo xam ne xëy na du fi xaj mais 3 éléments yooyu rek est-ce que Macky Sall des fois Gaston nekkul ci ay calcul yoo xam ne des fois il préfère sacrifier ay nitam pour jël ñi nga xam ne dañ ko doon xas wala dañ ko doon tàmm di ko yàq lu nekk waaye jël leen quand même def leen tout simplement ci wetam pour des calculs arithmético-politiques. D'accord. Pour que dans l'avenir amaana xëy na mu am yeneen yu muy sóoraale ëllëg ndax tey jii nii dernière question mooy est-ce que xalaat nga ni ñett ñoo ñëpp ñu daax mais surtout
ki nga xam ne moo nekkoon conseil économique et social et environnemental ak fi mu jaar ak moom ak expérience bi mu am démb tey doogu ñëw est-ce que xalaat ngeen ni teg fa Idrissa Seck tey jii ni moo gënoon parce que gëneel la pour réew mi loolu moo tax mu def ko wala def ko def pour des raisons encore une fois arithmético-politique je pense tout de suite au 3e mandat. D'accord. Vas-y léegi yow demal Gaston. de façon en politique. yaa ngi naan astafurlah mais defuñu fi bàkkaar de. non dafa bàkkaar da ngaa wax xalaat. waaw te li nga wax it c'est pertinent xalaat la xalaat moom soo ko defee su rafet soo fekkee ni xalaat bu jub la dañ koy accepter. xam nga dañuy wax ni en politique impossible n'est pas politique on peut tout voir changement day am bon ci cas où Idrissa Seck par exemple nga xam ni li nga ci wax lépp lu ne laan yegg le président Macky Sall Mimi Touré di ko défendre c'est vrai mais lii Idrissa Seck nga ni moo doon wax ni vision Macky Sall jam ñaajo la yem kon tey su ñuy fekk si Macky Sall d'abord ndamu Macky Sall la ndamu Macky Sall la ñaare bi en politique aussi da ngay toll ay jamono yoo xam ni il faut nga nangu jeu bi nga nangu bétonner changer kii ci football la nekk il faut nga nangoo changer système de jeu pour bétonner pour mën a contourner match bi def ci am ci li nga bëgg Idrissa Seck sénégalais la puissant woon nekkoon deuxième au présidentiel nekkoon nit koo xam ni aussi quoi qu'on puisse dire bi muy nekk ci opposition bi ñëpp ñu bëri amoon nañ ci moom yaakaar su ko Macky Sall mënee am ci wetam mais ticket gagnant la mu jël ko. li ci def nag fi mu ko teg ak ki mu ko remplacer yooyu yëpp bon Macky Sall moo xam calcul ba mu def foofu Macky Sall réeroowul ak Mimi Touré ba fi may wax ak yow réeroowul ak Amadou Ba réeroowul ak Matar Cissé nit ñi nag mën nañu foog lu ne mën nañu kii lu ne. ak feu Habib Thiam yàlla na ko yàlla yërëm keroog bi Abdou Diouf jëlee nguur gi Senghor ba mu prêter serment Senghor ba muy dem Moustapha Niass la waxoon Abdou Diouf pour mu nekk premier ministre mais ba Senghor joxee ba Abdou Diouf prêter serment à la minute même mu dugg palais Habib Thiam la nommé premier ministre mu nekk premier ministre pendant 2 ans ou 3 mu génne Habib Thiam ñëpp toppoo mais Habib Thiam lan la def Abdou Diouf ñu bëri naqarlu ko mais quelque temps après 1 an ou 2 ans après Abdou Diouf daf ko woowaat jëlaat ko tegaat ko ci wetam comme premier ministre situation ba tax mu génne woon ko moom moo ko xam jël Daouda Sow teg fa moom moo ko xam parce que politique dafa nekk loo xam ni ñun mën nañoo nekkee commenté ci mbedd mi di yaakaar di am xalaat di def lu ne mais président Macky Sall ku ne xam na ni nag ak lu ko nit mën a waxal politique moom mën na ko politique moom day politique rek su la nuyoo bi sax politique la donc politique la fort. donc dafa choisir sacrifier Mimi Touré pour humilier Idrissa Seck. non dafa choisir sacrifier Mimi Touré pour humilier Idrissa Seck. xëy na ca début ba naqar amoon na ci parce que dafa brusquoon ca nit rek la mën a doon nit ku nekk am xol. ku dul am lu la naqar yi sax doo nit mais ba ko président di def la tax mu ko doon def moom moo ko xam moom rek ko xam. D'accord. moom rek ko xam xëy na ca début ba Mimi Touré meroon na mënoon na fippu mënoon def lépp muy Amadou Ba muy ñoo ñëpp mais ban demee ñun kenn xamul xëy na ñu ngi gisee ñoom ci seen biir kenn xamul ñoom rek a xam mais de façon li ma wóor mooy réeroowuñu. D'accord. bu mu nu bettit ñu koy suba ñu ni muy Amadou Ba muy Boun Abdallah muy Aly Ngouille muy Mimi Touré ñëpp ñu dellu si waat nañu au premier plan parce que politique la. waaw politique daal moo yem askan wi. D'accord. non parce que bu ma déggee ngay wax li muy wax nii. mentionné lii mooy sa kàddu de parce que may def tour. waaw d'accord xam nga jël nga sa kàddu. non du yàpp askan wi dama wax rek vas-y Mansour du yàpp askan wi. waaw mais xam nga bu fekkee ne tey jii. askan dañ laa topp. nga man mënuma gëm ne politique ànd ak ngor. politique dafa war a ànd ak valeur. parce que tey mënuma gëm nga xas nit ki. ne vision jam ñaajo la yam bokkuñu programme xas ko lépp. bañ ne ba Macky Sall kii parti am. xam nga foofu ko teg te fas foog ñu koy làbbali. Mansour foog ko teg. foog ko teg dafay kenn di mënul dara it tey man maa moom effectivement weddiwul ni ma waxoon loolu lépp Idrissa Seck mais dafa ni fi réew mi toll xam nga léegi lu nit def teg ko Covid bi.
Covid fii moo ay waaw mais c'est de bonne guerre. Covid moo ay fii réew mi toll. feebar bi kenn tanu dara dañoo war a àndandoo tey xel mën na ko nangu. jamono ji at mii ñu passé 2021 bi vraiment kenn talu suñu sañoon ñëpp juboo nekk benn pour le bien du Sénégal. parce que nag muy Macky Sall Idrissa Seck ak ku mu mën doon dañ fiy jóge rek ñeneen ñëw. mais politique xam nga politique fi ma lay wax mooy politique tey ji bi ñu gën a tànn mooy politique de développement mais bu ñu demee ba Pape Maguette tey ji politique foog nga mën a fen dëgg parce que gis nañ fi ko taxaw ne les promesses n'engagent que ceux qui y croient. politique foog nga mën a wuruj. politique say xarit dëmb ñooy say noonu tey. politique loo wax tey jii ba say mbokk ànd ak yow bu ëllëgee nga baleen ànd ak ñeneen. mais tey jii. ba pare ñu accepté ko ngay bàyyi noonu politique. comme politique loolu kay non du ñu bàyyi noonu parce que ci réew mi lañ bokk. tey jii boo toogee nii wax lu garaaw yow boo toogee lu garaaw nga wax. parce que boo nee président de la république bu lay nuyu sax day politique. mais c'est vrai parce que dama bëgg a wax foofu. attends ko garaawal non mais li nga bëgg a wax mooy président de la république. soo ko garaawal lépp lu muy def day jiital politique. xam nga yéen ñu mel ni yéen. c'est grave yàqu ci réew mi yéen c'est que loolu kenn du ko jàpp li ñu wax c'est grave. lu ñuy def ngeen ni dafa garaaw. waaw nit day positif di rafetal wax. su ma nee par exemple parce que je veux dire par là. que Macky Sall c'est un génie politique. mais su nuyoo nit sax day politique c'est pas lu ci gravité am. tas ay parti mais lan la jaxase réew mi c'est un génie politique mais c'est un génie politique c'est grave. mais c'est de bonne guerre. D'accord, merci Mass. c'est un génie politique c'est de bonne guerre. Vas-y. man su may wut dara ku ma ko nar a xañ dinaa fexe ba doomu ko xañ. Vas-y Gomis. voilà léegi man. politique option la. waaw acca maire Gomis parce que tour de table laa def rek ku ne pose la question mu jeex. waaw man damay dugg ci politique bi ñëw. waaw damay ñëw ci football bi. bu ma booleeg àddina de. loolu moo tax may ñëw ci football bi dinaa ñëw ci football bi Gaston. aywa. maanaam parce que ñu ngi ci lundi bi. Gaston de bi nga naan 11 bi la. ñu ngi ci altine bi. comité exécutif dañoo war a réunir bu fédération. coow li jub na am na coow ci élection yi di am mois d'août pour présidence fédération. Augustin bi nee woon dootuma posé ci sama candidat bii mooy sama mujjee moom mooy bi muy defee ba gagné ko nee na dootul nekkati candidat waaye bii de gis nañ ne mu ngi teg ay. mu ngi laam-laame que dafa bëgg a tegaat yow loolu mooy benn sa xalaat ci loolu. ci parce que yaa ngi woon ci football bi beneen sa club de ville Njàmbur daaw. ak léegi ba léegi coow li amoon daaw ba léegi coow laa ngi foofu ba club bi am na ay problème ñii ñu ngi naan que yaa nekk foofu di yooyu yaay tiré ficelle yi yow yooyu yaay def nii parce que voilà yooyu yaay xam yaay def nii nangam yaay def yow Njàmbur nga bokk xam nga ndax bi damay xam wala du ma xam yow xam nga it sama jikko nit ki nekk da nga koy waxal jikkoom waa Njàmbur xam nañu sama jikko man tey su fa sayoon Njàmbur ay man ci Afrique ñëpp xam nañu sama jikko ci xam nañu li may yéene Njàmbur loolu gëwuma sax ni nit a nga koy wax tey laa ko mën a dégg nga wax gëwuma sax ni nit dana wax loolu man Louga je marche la tête haute Njàmbur ba ma fay dem fekke nga ko 2e division la nekkoon ma tenir les rênes du Njàmbur pendant 5 ans 4 ans ñu renouveler sama mandat ma toog 1 an affaire bi metti parce que fii xam nañu président club lu muy daj ma woo Moustapha Diop muy maire de Louga di ministre bu ba ma sa jaar wala nga maire boo ma sa jaar yaa daan amee Njàmbur man rek maa fi amee Njàmbur du ma ministre du ma maire ma jox ko ca ban ko joxee Moustapha Diop it ma ngi cay def la mu man la mu fay def man sax mënuma ko lam ma waxoon yépp it def na ko mooy dañu toog di wax mu ni ma damay changer kaaru Njàmbur naa jënd bis bu bees jënd na bis bu bees yokk na salaire joueur yi ma ngi leen di teg ci ay conditions xëy na am na yeneen problème interne peut-être ci management beeg yooyu Moustapha Diop nag c'est un ministre c'est un maire am na yeneen responsabilité li mu mën a def rek mooy wut ay nit ñu fa toog nit ñi fa toog nag xëy na ñoo am problème ak waa Njàmbur wala yooyu mais Moustapha Diop gàccee ngaalaama vraiment Louga moom su ñuy wax waxi politique yooyu ña fa nekk di politique que ça soit Moustapha Diop que ça soit Mamour Diallo que ça soit Boun Khatab Sylla ñooy ñëpp ay doomu Louga yu baax lañu ñu bëgg Louga lañu ca man li ma leen di invité tout le temps mooy ñu dajaloo nekk ensemble parce que ku ci ne yàlla suturaal na la ca Louga du ci dara. D'accord
ñu war a ànd nekk benn man Louga loolu lay ñaan ñu def ko. Benn quant à fédération sénégalaise de football. bi ngay wax effectivement Augustin moo noonu dootul nekk candidat man gëwuma sax ni Augustin dana nekk candidat gëwuma ko même su ñuy wax ni mi ngi koy ruumanaat ak yooyu gëwuma ni dana nekk candidat benn. ñaareel ba football bi it ñoom ñi ko yor yàgg na ci nit day du ñëdd bool nit day nangoo surtout ci sport man li ma gëm mooy soo demee ba sonn wala affaire bi changé wul te ñoom vraiment am na nu mérite leen fi toog yu bëri changé na defar nañu centre bële defar nañ fi yu bëri dem nañ fi Coupe d'Afrique ñaata yoon dem nañ fi finale Coupe d'Afrique vraiment gàcce ngalaama mais nag gàcce ngalaama ne veut pas dire que da nga fi war a toog rek man tey suñu ma ne woon choisiral tey damay ñoom ñëpp man ñaar laa gis ñoo xam ne tey man sama waxu bopp laay wax de man Gaston man rek la engagé man je mise sur 2 personnes pour la présidence muy le ministre Ablaye Sow wala Madi Touré ci ñooñu laa mise ñoom ñaar ministre Ablaye Sow am na expérience bi am na fit bi Madi Touré am na moom it expérience bi ak le don du management moom moo amee génération foot man damay wax rek que ñooy falu fu dul falu d'accord am problème ñiy fal mooy club yi ñooy fal mais ñaar ñooñu gis naa ni ku ci nekkoon président fédération football bi mën naa changer d'accord Bab bu dee question da nga am question rek waaw question bi bu ma bëggoon a poser Gaston mooy Macky ci jamono ji ci wàllu politique waaw xam naa ne waaw coow li xam naa ne yëpp day delluwaat ci moom rek. yow sax da ngaa bëgg Macky. yow mën ngaa wax ndax yow ku bëgg Macky. ne ko bañu ma ko. waaw ñoo bokk horaire. waaw horaire bi maanaam ñoo bokk Fatick. voilà mu ngi dëkk Fatick man ma dëkk Diofior. naa loolu. waaw donc nga yaakaar ci ni politique bi bindoo bu ñu demee ba 2024 ndax bu dul Macky kan nga xalaat plan B. xalaatuma kenn su ma tontu. jeex na tontu naa la. à part Macky xalaatuma kenn su ñëwee ba booba man du ma jinne du ma dëmm xalaatuma kenn. tontu naa la Issa ñëw football bi dama cee nekkoon bokkoon ci gouvernement football bi. yow doo ma bàyyi waaw fii nag bokkuma ci gouvernement bi politique bi. waaye Macky ngay àndal mais fii ñu toll Macky laa àndal man su ma sañoon. Issa yàlla xam na ni su ma sañoon Macky Sall dina liggéey réew mi liggéey boo xam ne su bëggee dem sax réew mi taxaw di ko doo fi jóge. après 2024 mu continué waat. waaw su ma sañoon laa wax. dama ni su ma sañoon. waaw. nan ko ñun ca Macky Sall même Covid bi freiné wu ko de mi ngi liggéey ay chantier mi ngi dem. yow soo sañoon Macky Sall su ma sañoon tey dana liggéey boo xam ne parce que Macky Sall suy jógee it ma Samba fi taxaw wala ma Demba wala Alioune Sow wala Gaston wala keneen ni dafay toog nekk. Sénégal ok ni daf fiy nekk. merci beaucoup dama ni non bi tey dama koy tontu bi tey dama koy tontu bi mu liggéey dama ni su ma sañoon Macky Sall dana fi liggéey boo xam ni dina fi liggéey waaw liggéeyagul non pas mi ngi liggéeyam dana àgg li mu yéene réew mi dana àgg wala mu sori ci lool ba 2024 ok merci Issa taxaw ni ko doo fi jóge merci beaucoup Gaston Issa dafa am lu nga xam ne sànq mi ngi ko doon wax boobu ba léegi muy soxlawul poste ci président de la République Macky Sall ñu gis ne politique na ay régime yu bëree bëri di ànd ak ñoom ndax Gaston Mbengue dafa bëgg a continuer nekk al toppe di topp régime bu nga xam ne ñëw na mu ànd ak moom wala day changer stratégie mooy laaj ci ay localité parce que base xëy na sàgg am na sax ñu ko doon koñ dafa ragal parce que xam nañ ne su demee ci base am dañ koy gagner est-ce que Gaston Mbengue ci lancé boobu la bëgg a continuer wala itam day bàyyi politique. d'abord man du baal toppee man daf may topp ba ci président Macky Sall daf may topp man ku ñuy topp la jaajëfatee man dañ may topp man mosuma topp kenn muy président Abdou Diouf muy Ablaye Wade ba ci Macky Sall man dañ may topp du ma topp kenn est-ce que man dañ may topp man du baal toppee man dañ may topp man dañ may soxla man dama gëm sama bopp xam naa may kan man du ma topp kenn dañ may topp waaw te pour wuti localité bugguma benn localité Louga gëm a dëkk là je marche la tête haute xam nañ ma respecté nañ ma. mais Gaston loo defal Louga.
lan nga defal Louga. da ngay dem waa Louga nga laaj leen. non dama lay laaj. non man sax du ma ko wax dama bëgg man am naa mënees boo xam ne du man maay toog di wax lu ma defal. man li ma defal sama biir kër sax du ma ko wax. non ak politique am du am njëriñ sama biir kër dama fa def. man du ma ko wax. politique am bu dee bëgg ci poste. di def émission dëkk bi. demal Louga. Gaston politique am bu dee bëgg ci poste. politique am bu dee bëgg ci poste bëgg ci dara finalement lan lay jariñ ci mais bëgg sama dëkk bëgg Sénégal. jeex na Pape man bëgg Sénégal moo tax may agité wu. Pape Maguette. du leneen. c'est bon merci Issa. am na merci ñoo xam ne Issa Pape am na ñoo xam ne dañuy agité wu pour seen bopp ay opportuniste. Pape Maguette man opportunisme. loolu moom dëgg la kii man bëgg Sénégal tax may Pape Maguette. waaw man de xam naa ni danaa ko laaj waaye bala maa ñëw ci laaj bi damay njëkk ci apprécier bi Alioune Sow doon wax sànq toll ci Macky ñi nga xam ne jëlee na leen fi ak ñu mel ni remplacer. man je pense que quelque part il a bien fait. Pape Maguette boo commentaire rek dafay gudd parce que fi ne nii. waaw mais li muy wax c'est important. mais nag bi tey nag il faut nga bàyyi xel ne. mais xaw ma sax lu muy wax. xaw ma lu muy wax. yow ku muus nga yow. dala arrangé moo tax leen jógee kii noonu. man da ngay bàyyi mais waxuma loolu ngay kii kenn xamul loolu ngay bàyyi non de toute façon kii kenn mënu ko influence. non yow mii yow yaa ngi influence. mais Gomis yaa ngi influence s'il te plaît. li tax nga bëgg koo dévier. yow yaa ngi influence. li tax nga bëgg koo dévier. waaye waaye non waaye. te yow yaa ngi yow da ngaa réy la amuñ mais ñun nga àndal. waaye xam naa ne ñun man maa nekk yow man. barke Sëñ Bamba barke Sëñ Bamba man bu dee mën rek loolu bu ma ko gëm. Alioune yow xamoo li xew. loolu mu xamoo li xew fii. non c'est que ñekki dafa muus. bu dee loo xam ne da ko arrangé c'est grave. dégg nga bu fekkee léegi da ko arrangé. Cheikh ki li wax non ki li wax dafa grave. yàlla bu ma ànd ak yéen. non bari na xarit yi ñu de toute façon waxaguma kenn mënta xam ko man dal. wax dëgg yàlla et j'ai bien dit quelque part. waaw waxal. néewuma il a bien fait ah dama ne rek quelque part il a bien fait. daa muus donc généraliser wu ma. voilà mais li ma non yow tam ko influencé yow doo ko influencé. waaw kii nga muus. yow mii la yow mii la. di wax ak yow moom. non en fait man ci télé bi Sénégal yëpp di la dégg mu naan yow ñoom nga àndal. Aliou Sow waaye li ngay def quand même voilà vas-y. non man waaw non en fait man personnellement de toute façon yaakaar naa bu ñu commencé tey maa gën a néew lu ma wax. parce que man du ma këf du ma monopoliser. waaw vas-y. man këf mu monopoliser ma damay bàyyi ba jox ma wax. non xaar rek. non dama ne. Pape Maguette vas-y. non moom laay waxal. non man bi de ñu laay waxal sax. lu ko arrangé sax moom ne kii bu mu mais kii ñu ñun la far dama koy bàyyi muy wax. waaye musuma far ci yéen c'est grave yàlla bu ma far ci yéen dëkk bi yàq ngeen ko. message yaa ngi nii de. génneel yow dégg nga ate génneel. message yaa ngi nii. oui ma génneel. 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 mais ay message yaa ngi nii. Gaston message yaa ngi nii de. yow xam nga ma xam. yow xam nga ma yow. c'est grave s'il te plaît s'il te plaît. Aliou Sow yow tam noppil yow. yow tam moom nga àndal yow. waaw mais Pape Maguette. d'accord ok Pape Maguette vas-y Pape Maguette s'il te plaît vas-y Pape Maguette. voilà yaakaar naa man li may wax yomb naa muñal parce que damay analyser rek dem sama yoon. waaw man monopoliser wu ma këfuma. vas-y mais li ma bëgg a wax mooy. débat ba mu commencé ba tey ñu civiliser lañ ci toogee ñun këfuñu monopoliser wu. waaw vas-y voilà ci li ñu war a wax rek la ñuy wax. dama ne quelque part il a bien fait. le pourquoi nag ci lay ñëw léegi xam nga kii dana kii mais dama ne quelque part c'est-à-dire que néew ma il a bien fait comme ça d'une part bokk je peux dire d'une part en autre terme d'une part il a bien fait xam nga naka la kii parce que yow bu fekkee dañ laa fal njiitu réew mi fal la teg la ci yenn poste yu stratégique yi li nga war a def mooy nga liggéey te bàyyi tontonte bi ci biti comme ñoom dañu feet nekkoon jàngat na leen quelque part ak ñeneen ne leen fii bu ngeen fi nekkee ba ma jaral leen ngeen di saaga ay nit ci biti ëllëg mën naa jël ñooñu teg leen ci poste yi ba leen teg yéen Mimi Touré moo fi doon wax lu mel ne xeme Idrissa Seck Macky a bien fait jëlee ko fa indi kii dégg nga li ma la wax. Amadou Ba mii élection yi Dakar ni mu demee ku ne xam na ko donc il a bien fait après mu pousse na rek nekk pour vous dire tout simplement que bu ñu leen falee dañoo waroon yeneen préoccupation yi du nekk di tonton yi ci biti ñii tontu peut-être moo ñu liggéeyul loolu moo tax ma ne quelque part peut-être il a bien fait man généralisé wu ma eggale en fait question bi nga xamante ne non question bi nga xamante ne Mass daf ko posé
daf ko posé Gaston te Gaston ne ko demal def ko kii man ci boobu laay yam mais posé ko d'une autre manière. du ko arrangé. vas-y Pape Maguette. en fait dama ko bëgg a laaj ne ko. moom actuellement fi mu toll. parce que ku mel ne góor gi si Dieng ak yooyu. célébrité bu ne gis nañ ko ci Sadio Mané. la muy def bambaleeg yooyu. néew ma moom deful dara Louga parce que xaw ma lu mu fa def wax dëgg yàlla ndax néew ma fa. néew ma aussi moom mu laaj ma man ma dem laaj ko waa Louga. mais dama koy laaj moom Gaston actuellement lan la teg loo xam ne nii dañuy wax développement à la base. fële ci Louga dina ko teg pour ndawi Louga mën cee jaar am ci lu ñu jàpp mais aussi lamb ak Louga parce que ku ne xam ne ne Louga creuset culturel la. D'accord. mais est-ce que lamb deewul Louga. et que ci moom lay liggéey te fa la dëkk. merci Pape d'accord merci Pape. lamb vas-y. non lamb sax dee na Louga parce que Louga amatul mbër. Louga peut-être ay ñaari mbër ba am ñett amatul mbër. su ma sayoon moom mbër Louga tëgg naa ko sax lamb. Louga ay mbëru Louga ya fa nekk ku su néew danañu bëre si pour te dire que bërki démb rek. seen maire bi woo na ma di ma jox ñaari mbër yoo xam ni pour ñu bëre ci combat Balla Gaye bi loolu dama fii laa koy waxee man je suis transparent et puis man Louga laa dëkk mais man d'abord Sénégal laa bokk man dama dëkk Bokhol dama dëkk Kébémer dama dëkk Ndande dama dëkk Louga mais yooyu yëpp dama ko kii dama ko tax man Sénégal laa bokk moi je suis sénégalais tey su ma sañoon tey Sénégal ñëppay truc nekkuma bi comme yéen a ngi ko doon casé xam nga yéen a ngi doon wax léegi ci université dañu war a daw ay affaire joolaak séeréer ak yooyu ba pare waaso moo tax man Louga ak Dakar ak Ndande ak ñëpp laa yemale ñëpp ay sénégalais la d'accord li ma def ci réew mi nag xanaa ngeen tëddi nelaw rek mais man culturellement maa ngi liggéey jël d'accord bee boo ngeen di dama jiwu dara mais man xam naa li ma def xam naa it sama njariñ ci réew mi xam naa it que sama tur bi ma am amewuma ko gratuitement mais man dama yaakaar da nga bëgg Macky Sall te Macky Sall bëggul léegi Pape Aline. dama bëgg Macky Sall te Macky Sall bëggul Macky Sall man rek la bëgg mais pourquoi du defan fee Aliou Sow Macky Sall Macky Sall man rek la bëgg Macky Sall tey su sañoon tey maay gën a tekk ci réew mi bëgg Aliou bi ngay jàngee dégg li ma la kayit wi référence bii kii Macky Sall ko alors Pape man gëw ma ne Macky Sall bëgg na fi ñuy ñëw rek mooy sànq yaa ngi koy wax naan ko Gaston jox ma làmb sama dijaay foofu tey ji diggante Gaston production ak télé yi par rapport ak dernière journée bi biñ ciy waxtaan yaa ngi ñëw ci 2S nga jox exclusivité Sen TV ak ITV ñoom it reprendre signalu 2S tey ji partenariat bu ni mel yaatu na yàlla gën a jëmale kanam liggéey bu ni mel ak partenariat bi waaye diggante Gaston production ak Walf lu ni mel soxla nañu ko tey jii ci côté Gaston lu ciy wareef ci Walf asu jotee dañu xam xam façon Walf moo xam naa ni yéene naa leen lu ma yéene télé yëpp mais li wóor ba wóor du ITV du Sen TV du TFM du Walf du kenn laa signal fii ñu toll ca benn combat laa signé woon ak moom muy 2STV pour la production ak la diffusion damay signé waat xamaguma ku may signé kooku moom maanaam ñoom xam na ko sax mais xam naa ni it su may signé waat it je sais que 2STV laay signé waatal pour la production parce que nag nit ku ne da nga koy joxit li mu man su dee affaire làmb rek fii ci Sénégal muy RTS ak Walfadjri rek TFM ak yëpp 2STV moom man ci làmb am na secteur yoo xam ne Walfadjri ci man am na secteur yoo xam ne keneen ci man mais làmb moom 2STV mooy l'excellence moom kay li ñuy wax ndax Walfadjri dinaa ko jox signalam déet sooy kii loolu ngay jéem a góorgóorlu. mais dama critères yi ki gën a mën. waaw mais que yow mënoo professionnaliser ci mbir moom mooy. teg cahier de charge. xam nga ne kii moom te xamoo kee lan la am. xamoo loolu doo teg cahier de charge xam na lu boppaatam. du ma toog seen kër gi ngeen. non Gaston nag foofu Gaston damay bañ rek waxtaan bi gudd. mais yow munoo xam la ngay reeree xam jàmbur ba la. voilà loolu la ñun li ñu mën ak la ñu xam. mënuloo ko xam. man nga ñamooñu. la mu saf ko man ngeen lu ne. waaw yow mais fii mu ne. ci lii ma dugg. waaw. du ma ci jël benn risque 2STV. d'accord li mu man waaw def naa moom parce que wan na jaar naa moom d'accord ak yow moo tax du ma jël beneen risque. on est d'accord ak yow. man kay li mu mën on est d'accord ak yow. vas-y voilà da ngay teg cahier de charge nga ne ku ko mën ñoom la. ok Fabel mooy signalu Sen TV ak Walfadjri yi nga xamante ne coupé woon nañ leen ci événement yi ñu génn ñaareelu question bi moom mooy lan moo ci sa xalaat ñaareelu question bi moom mooy lan ngay tontu ñiy wax ne Aziz Ndiaye moom moo nekk sa ginnaaw. mais Aziz Ndiaye xayu sama ginnaaw Aziz Ndiaye nag yooyu itam Aziz Ndiaye xale la sama doom la sama jarbaat la nit ñi nag dañuy wax rek mais man kenn xaju sama ginnaaw xajuma ci ginnaaw kenn man xajuma ci ginnaaw kenn Aziz Ndiaye mënul a nekk sama ginnaaw c'est pas possible bala muy nekk sama ginnaaw moo ma gën a nekk xale kay mu dem tëggi nekkoon na promoteur ñoom ñëpp samay soq la woon
man kenn nekku sama graw lamb ji nag xanaa kay ñoom ñëpp samay soxla noonu lamb maa ko indi fii ginnaaw yàlla yooyu bu ma taaral débat bi. waaw lamb maa ko indi fii waaw d'accord. maa ko fi indi ku nekk da nga koy jox nag li mu man demal ci deuxième li mu question moom bi demal ci deuxième lamb question moom maa ko moom bi. bi ngeen xamoon li may souffrir instant bi demal ci deuxième question bi. deuxième question mooy ban coupé yi ngeen coupé waaw yéen fi nekkoon di saaga ak di def yi nga xam ñu coupé la ngeen nekk bëgg a taaroo mi du boo déggee ay saaga. yéen a fi fan nga déggee ay saaga. non dama ne saaga mooy bëgg a taar Fan nga déggee yéen a ay taxawoon saaga. daal bëgg a taar réew mi ñu coupé eh Gaston ba beneen yoon bu leen léegi jubóo nanu non may ma tuuti may ma maagale fi ma jëm c'est important fi ma jëm c'est important fan nga déggee sa waaw déglu ma wax ko Walf di saaga. déglu ma wax ko yow fi ma jëm c'est important gis nga Gaston xam nga non bul pardon faral bul faral Non. ba di wax loo xam ne amul Xam nga- déggoo fii ci moment non. yooyu kenn saagu fi Walf musul saaga waaw soo paree bàyyi sa loolu ngay wax waaw soo paree nga déglu bul faral Macky Sall nga bëgg leen dugal yow maag yow faral Macky Sall voilà déglu ma voilà loolu boo yow amee bii la yow bii yow yaa ko faral bi voilà day kii non non ci ñun la waay yow ci ñun la far day waay yow li wax dëgg non waay yow non fan laa fare ak yéen dama ni Walfadjri coupé nañ ko coupé Sen TV parce que nga ne dañ doon saaga moo tax ñu. waaw non saaga bi tax xëy na j'ai trop dit mais du saaga ah voilà très bien da nga koy retiré waaw je retire saaga waaw retiré mais je retire waaw comme da ngaa réy lamiñ rek comme da ngaa réy lamiñ comme retiré naa ko C'est noppi grave. waa léegi déglu ma waaw yow li déglu ko retiré na ko déglu ko. oui ma gis nga yow maa ngi yow ñooy collègue de da nga ko fàtte. Walf ngay toog di wax non xam dama ne maa ngi yow ñooy collègue de da nga ko fàtte. yaa may waaw attaqué alors. maa ngi yow ñoo bokk débat. Saaga ñun waaw fan xuloo la leen ñuy bokk xuloo saaga amatul saaga wu leen mais yéen a fi nekkoon waaw. di génne ay image def ay influence yoo xam ni mais loolu passé na Xoolal ma coupé na leen xoolal ma lii. déglu ma rek xoolal ma li déglu rek coupé nañ leen di wane li am non quoi, non fi nekkoon di wane man li am. coupé wu ma leen coupé nañ leen rétablir nañ leen ba délai ba jotee heureusement sax délai ba bariwul parce que man su ma leen doon coupé un mois laa leen di coupé waaw kii coupé Gaston kii coupé nii moom kii coupé nii. waaw doo ma bàyyi maagale non kii coupé retraité na depuis juróomi xanaa da nga ma bàyyi maagale non kii coupé non danaa ci ñëw kii coupé danaa ci kii ñëw coupé bëgg naa nga wax si danaa ci ñëw mais nag may bàyyi maagale loolu c'est grave danaa ci ñëw mais da ngeen ma bàyyi maagale Vraiment. yéen coupé na juboo am na seen président directeur général doomu rakku Macky Sall la Macky Sall recevoir na ko waxtaan nanu te ngeen fee bañ a indeeti ay kii yéen moomu leen télé bi moom moo ko moom la mu waxtaan ak Macky dafa Sall demoon wax ko dëgg waaw non dëgg dafa demoon wax ko dëgg waaye non 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 waaw loolu du ma ci àgg waaw dafa demoon wax ko dëgg loolu du ma ci àgg yow da ngay wax rek waaw da ngay wut lu neex sa waaw kilifa ba non non da ngay wut lu man neex mais man xamoo man lan fa wax neex. xamoo lan fa wax wuti na dem nanu recevoir na ko bu leen yàq Dernier mot, dernier diggante bi mot, am na Gaston. léegi Gaston, dernier mot. Babacar Ndiaye laa bëgg ngeen wax ma ndax moom retraité na depuis juróomi at Babacar Mais- Ndiaye ànd na ak Ablaye Wade du ma- ànd na ak Abdou Diouf Babacar Ndiaye CNRA bi coupé Oui, mais Aliou Sow, s'il te plaît, Aliou Sow, s'il te plaît. retraité na bu yàgg Aliou Sow, s'il te plaît. Babacar Diagne Gaston. liggéey bu setam ak liggéey bu rafetam ak mën a liggéey ba tax ñu bàyyi ko fi dem Gaston, Gaston, Gaston. il a du mérite ñeneen ñi xamuñu Gaston. mérite la am moo tax ñu defal ko ko ñeneen xamuñu man maa ngi Gaston. nii Babacar Diagne maguma maa ngi liggéey ba tey. Gaston, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Vous êtes s'il dans vous le plaît, privé. Gaston. Gaston, C'est pas pareil. vraiment ça a été un plaisir. Vraiment waxtaan wi neex na. Non, lii ba neex ñun na, kontaan je nañ suis trop content. nag vraiment kontaan nañ parce que. xam nga man waxtaan nga xam man yaatal dama nga. boobu mouvement bi ma jëkk a def avant defante jot na waaw. mouvement bi ma jëkk a créé waaw. mouvement defante jot na la tuddoon man defante rek kuy defante ok rek léegi nag sa dernier man mot defante lan rek la laa bëgg. léegi sa dernier mot lan la sa dernier mot lan la bàyyi leen ko bu tàggatoo nag Aliou Sow dimbale leen ko. sama dernier mot mooy di leen remercier vraiment man Walfadjri ci laa bokk vraiment Walfadjri ci laa bokk Cheikh Niass sama doom la keroog ba mu jëlee kër gi ba defar dafa déplacé wu ànd ak ñoom Assane ak ñoom Fall ñëw ba sama kër Almadi ñu toog waxtaan papa dama la ziyaare boobu ba léegi it ci jàmm la ñu nekk ci waxtaan réeroowu ma ak moom ci dara dëgg la. donc sama nit la sama xarit la xam na man xam naa xam na man xam naa ci audience am boobu moom ak président xam na man lan laa ci wax xam na man xam naa donc amul benn problème tey su Sidi Lamine dellu siwaatoon du rus donc dañ koy ñaanal rek kër gi jëm ca kanam ca xam naa ni suñ ko toppee moom ku nekkoon avocat ca France bàyyi lépp ñëw pour yeggale si œuvre papa damay ñaan yàlla rek personnel am ak ñi muy liggéeyal ñëpp jàppale ko ci liggéey boobu di ko dimbali ca bañ koo dugal ci ay loxoor ak bañ ko di wax luy yàq wala luy taal réew parce que tey kër gi tey su ndewoon ba tëj ko ñii ñëpp dañuy wuti yeneen télé yu ñu jëm su tëjoo bàyyi leen ko day tàggatoo nag yéen tam bàyyi leen ko jàmm laa leen di ñaanal bàyyi leen ko ay jàmm la leen di ñaanal s'il vous plaît jàmm laa leen di ñaanal continue Gaston continue Gaston continue lu la neex waxal mu tëj ñoom oui la lu ko neex na wax mu tëj waxal
mais ligne bàyyi leen éditoriale ko Walf du waaye da ngeen bàyyi jàmbur bi yow tamit. moomu leen wal ligne éditoriale. xoolal Charles. coupeel ma micro chroniqueur yi ci kii bi yëpp bàyyi rek gas. waaye dama ni ligne éditoriale sax. dadul taxaw rek di wax joo xam ni pour taal la. ligne éditoriale mën nga ko am mais di wax juy defar. vas-y coupé nañ micro yi. kii. non c'est-à-dire Gaston. kii moom la muy def dernier mot bi rek la xaar rek. day dem ca dëkku jaamur ya émission ca dëkku jaamur ya lay jëm. bëgg a taal dëkk ya. d'accord jërëjëf. ay lu dëkk bi wax ak. jërëjëf Gaston jërëjëf Gaston Fabel bu fekkee ne daa am looy wax ci lii nga toll nii wala. bu fekkee la baax ci dëkk ba. te ñooy kaas ak s'il vous plaît Gaston moom ñuy taal rek lay wër mi ngi nii. waaw d'accord merci beaucoup Gaston vraiment merci beaucoup. waaw def na nag. kii nag moom. kii ñoo far. maa ngi ak ay message am yoo xam ni salut maam Macky Sall ak ay dégg nga maam ak na nga ko def wax lii ak yu bëri ñu ngi nii. waaw Safiane Gomis. c'est bon vas-y Salma vas-y Salma. alors Salma vas-y. s'il vous plaît Fabel maa ngi naan Salma rek Fabel vas-y. s'il vous plaît Fabel non Fabel oui. merci beaucoup. waaw Biteye s'il vous plaît. di la remercier waat encore une fois bu baax a baax. di jaajëfalaat ni ñu bokkaloon plateau bi yëpp di wax ne c'est un plaisir bokk ak ay journalistes yu toll nii ay ndaanaan yu toll nii bokk ak yéen plateau vraiment. plaisir la ci man tey ma partagé ak yéen également ak suñu tonton bi di Gaston Mbengue ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Pape Création ndax tey moom moo jàpp ci sama combat comme ni ko sa mbëri di waxee Pape Création mi ngi foofu ci zone de captage ñu koy jaajëfal bu baax a baax bi tey di la jaajëfal bu baax di la delloo kaddu gi di la wax ba week-end prochain di bàyyi xarit non est-ce que dana ko fekk mu ngeen présent parce que dégg naa ko muy wax ak merci beaucoup Maïmouna Ndour Faye merci dafa war a dellu mi ngi nii moom merci beaucoup Fabel mais Gomis s'il te plaît bul ne réponds pas à la provocation non dëgg la waa dëgg la oui ma vraiment merci beaucoup vraiment tout le monde téléspectateur ñu ngi leen gërëm di leen sant vraiment Mor Sow aussi maa ngi koy remercier parce que wax dëgg yàlla koor bu jotee day ànd ak man ba mu jeex moom moo may solal nii costume africain yëpp moom moo koy ñëw mu nekk nag loo xam ne vraiment dama koy remercier ba Excellence Couture nekk fi nga xam ne moo di zone de captage numéro téléphone bi 749 40 06 mu nekk koo xam ne vraiment à chaque fois maag moom ñooy ànd kon 740 49 06 mooy numéro bi waaye